asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ak jàmm ci seen vidéo bu bees bi di leen ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay wala boog seen yéeguwaay ni ko Moussa di waxee Moussa l'officiel ñu koy nuyu en passant maa ngi leen di ziare bu baax. alors gars yi vidéo bu tey bi dama ñëw pour ñu waxtaanee benn sujet boo xamante ni xew-xew la bu fi am fan yéene passé fële ci ca Gàmbi te sabab li di ab imam bu xamadi googee nga xamante ne moom moo yëkkati ay kàddu teg ko tey ci ëxlu murit yëkkati ay kàddu sos teg ko tey ci deru tey ku tedd ki ak bés bi mu woote mu di bésub màggal gi muy nag ay kàddu yu ñàkk teggi ne ay kàddu yu choquant man moom personnellement bi ma dégluwee kàddu yi am naa ci lu ma metti lool donte awma ci pexe waaye nag am naa ci lu ma metti lool di wax ni nag tuuma nag du lu bees ci yoonu murit waaw au contraire sax dama naan bokk na ci mbir yi nga xamante ne mooy bokk na ci li gën a yëkkati turub sëñ bi ak li nga xamante ne moo di liggéeyam tey ci yoonu islam waaye nag olof day faral di wax ni wax feeñ ku wax feeñ en deux termes nit ki saay bu yëkkatiwee kàddu rek yëkkati ko teg ko ci mbir wala teg ko tey ci doomu aadama rek mi ngi feeñal tey moom lan moo di tolluwaayam ak ban xeetu nit la doon ba tax na nag man au-delà même de ki nga xamante ne mooy imam bu ñàkk teggin googu imam bu xamadi googee yëkkati kàddu woon yooyu noonu man damay bàyyiloo xel képp ki nga xamante ne imam boobu pas-pasam moo di sa pas-pas parce que du fi gulleet du lu bees ñuy gis ay nit yëkkati ay kàddu teg ko ci kaw ndoddu ñi nga xamante ne ñooy suñuy kilifa diine ñi nga xamante ne tey ay référence lañu tey ci ñun ñii di sénégalais yi te yàlla xam na ni ñii di yëkkati ay kàddu tuuma di ko teg tey seen ndoddu boo jëloon tey jaamu yàlla mbooloom seen xeet laa lay wax mbooloom seen xeet dajale ko weccoowul jaamu yàlla benn tàkkusaanu góor yàlla yooyu noonu kon nag ñoom saay bu ñu yëkkatiwee ay kàddu yu ñagas di ko teg tey ci kaw kilifa yooyu wala di ko teg tey ci kaw li nga xamante ne moom lañu liggéey te ba ko fi rek feeñalu duñu lu dul seenu réer ak seenu ñàkkub xam ak seenu xamadi ak seen ñàkkub teggin phénomène waxabit yii ni nag parce que la vérité est que du ñëpp peut-être du ñëpp ñi ñuy faral di woowee ñun ibaadu rahmaan yi te man damay faral di ko wax ne ibaadu rahmaan moom képp kuy jullit rek man defe naa war nga jàpp ni ibaadu rahmaan nga ndax ibaadul rahmaan mooy kan mooy jaamu yàlla gi jaamu yërmande gi te kooku defe naa jullit bu ne ñaan nga yàlla doon xeetub jaam ju mel noonu jaam ju fees dell ak yërmande kon ñëpp doon nañ ko waaye nag particulièrement les wahhabites parce que wahhabite yi benn courant religieux la boo xamante ne mi ngi ganelisier yoon wi ak l'avènement de Abdul Wahab bi nga xamante ne moom moo ànd ak le roi Saoud bi nga xam ne moo sos Arabie Saoudite ñoom ñaar ñoo ànd lëkkaloo xeex yeneen tribu arabe yi newoon ci zone bi ba créer dëkk bi nga xamante ne moo di tey Arabie Saoudite seen ànd googu noonu nag mi ngi lalu woon ci pacte boo xamante ne ñoom ñaar dañuy ànd doolalante bés bu ñu sancee seen nguur kii mooy téye le pouvoir religieux kii téye le pouvoir temporel te ba léegi noonu lay doxee mu doon nag benn courant religieux wala boog benn philosophie religieuse boo xam ne ñoom dafa am lu ñu gëm te ñoom li ñu gëm mooy que ni islam fiqh kese la islam fiqh kese la c'est-à-dire tout ce qui relève de la loi islamique muy charia tout ce qui relève de les études islamiques la grammaire voilà quoi fiqh ñoom dañ jàpp ni loolu rek ay islam alors que islam dafa am ñaar yu ko composé mooy li Serigne Touba di wax ci Masalikul Jinaan téeréem googu ñu naan les itinéraires du paradis Serigne Touba mi ngi ciy wax mu ni la science islamique ñaar la dafa am la science ésotérique ak la science exotérique pour ñu andi ko ci baatu olof dafa am xam-xam gi feeñ am xam-xam bu nëbbu xam-xam bi feeñ bi nag mooy bi nga xamante ne ñun ñëpp ci bokk yam mooy li nga xam ne mooy les 5 piliers julli woon nag voilà quoi tout ce qui est pratique islamique et cetera mais nag daf ci am beneen pàcc te beneen pàcc boobu noonu am tey ci islam te muy nga xam ne mooy la connaissance ésotérique muy xam-xamu biir xam-xamu baatin xam-xamu xaybu xam-xam goo xamante ne xam-xamu xol la ak ruu
dafa am aspect boobu te aspect boobu ci islam duñ ko fekk dans la pratique du dans la pratique lañ koy fekk, pas dans la pratique chariatique wala ci limité wu dans la pratique du fiqh, du foofu lañ koy fekk. ñu ngi koy fekk ci beneen aspect wala beneen branche bi nga xamante ne mooy l'autre pilier de l'islam, muy yoonu tasawuf. te tasawuf googee en réalité sax booy xool mooy dëgg tey islam. tasawuf nag mooy yoon la goo xam ne ci la ñuy jaar ngir tarbiyaw li Serigne Touba naan dañ lay tarbiya tasfiya la tarxiya la, ci la ñuy jaar tarbiyaw ngir defar ay jikko, ngir laabal tey xol yi. parce que en réalité en fin de compte loolu noonee mooy li nga xam ne mooy njëriñ doomu aadama bi ci dundam ci kaw suuf, waaye tamit keroog ca àllaaxira bu fi jugee. alors les wahhabites ñoom dañoo jàpp ni aspect boobu ci islam muy le soufisme, tasawuf, voilà ay délire la, parce que ñoom ñooy ñëw di bokkaale yàlla, di def lii di def laa, di yëkkati tout le temps ay tuuma ak ay sos di ko teg tey ci suufi yi. parce que suufi peut-être ñoom xeetu ëxlu yooyu ci dynamique yi ñu ne bokkul ci dynamique yi këru tasawuf yi ne, te boo xoolee Sénégal tarixa yi fi ne yëpp kër tasawuf yee ko sos. alors man au-delà même de ñii xeetu animosité boobu ñu am envers les maisons soufi, envers nitu tasawuf yi, envers awliyaawu yàlla yooyu noonee ku ci mel ni Serigne Touba yaaram, voilà quoi. Serigne Touba c'est dama naan ku ko xalab da nga koo xamut, ku ko xalab rek gëstuwoo ko. Serigne Touba macha allah yàlla nañ ko yàlla fayal te tas ñu ci barkeem. alors boo mi ngi may perdre le fil même de li ma doon wax mooy courant boobu te di wahhabite yi ñoom dañoo jàpp nitu tasawuf yi, voilà mooy loolu. ñooñu dañoo ay hérésique lañu, dañoo rikkeeku ci islam, toppatuñu yonent bi, kii watuñu lan, et cetera. et pourtant islam ba islam daj, alquran ba alquran daj, aaya boo ci jël jàngat ko, loo ci topp rek ba ci aaya bi njëkk bi nga xamante ne mooy faratawub julli di faatiya, nga tàmmale ko ci tàmmali bi ba ci xatmu bi, loo ci jël rek mi ngi lay tegtal tey yoonu tasawuf. islam yëpp njëriñam ba njëriñam jeex mi ngi xewee ci yoonu tasawuf. moo tax Serigne Touba ne la ci Masaalikul Jinaan, ki nga xamante ni mi ngi topp tey fiq di ko dund, mu ni te laalul xam-xamu tasawuf, mu ni akub dof piirangoog, day mel ni mbaam boo sëfi téere rek. waaw comme ni mu la nee tamit ki nga xamante ne mi ngi dund tasawuf te maanaam sàgganee lii di fiq, mu ne la kooku ak sindiix la, maanaam jëfam falaa bunda nit ñi dinañ ko xalab, ndax charia en réalité loolu lay définir suñu type de relation en société, ni ñu war a dundee, ni ñu war a évoluer, loolu la xam-xamu fiq di définir, loolu la charia di définir. mais nag en ce qui concerne lan mooy defar nit, defar jikkowam, jegale ko ak boromam, xamal ko tey boromam, loolu mi ngi xewee yaaram ci xam-xamu tasawuf. foofu képp lañ ko mën a nandee mandee ko fa. alors ce qui m'amène à une analyse beaucoup plus approfondie, parce que lu tax may wax loolu mooy wahhabite yi phénomène la moom dañoo am doole te dañu ko ne di am doole. d'ailleurs ci benn aspect wax naa leen ko sànq, courant philosophique la boo xamante ni dafa lëkkaloog une grande puissance boo xam ne symboliquement parlant day représenter gros pour li nga xam ne moo di diine islam. loolu benn la. ñaareel bi la ko nar a gën a may doole mooy tendance bi jullit yi gën a am tey ci dëddu li nga xamante ne mooy diggi tasawuf, te muy yóbbu jullit gi ci tolluwaayu ngëm bi ñuy woowee tawhidu ilahiya, maanaam dem ba sa xol jeex tàq ci bëgg yàlla, xam yàlla, àgg ci yàlla, jeex tey ci yàlla. te loolu noonu boo xoolee en réalité mooy muccal tey, mooy moo doon li nga xam ne moo mën a dellu muccal tey jullit bi, surtout tey fi jamono toll par rapport ak voilà lii riir ci àddina yëpp. ça c'est un autre débat. bref, alors ñaar yi dina tax tey phénomène boobu di gën a am doole. man nag fi ma bëgg yóbbu sama analyse ci aspect bii la, ma leen ciy bàyyiloo xel bu baax gars yi. peut-être mën naa juum, après vous me donnerez vos avis en commentaire. dañoo gis ni phénomène terroriste yi ñuy wax dans la sous-région depuis que mi ngi sévir fii, gars yi il faut pas se leurrer, hein? Il ne faut pas se voiler la face à penser que ni ces gens-là ne sont intéressés que par des pays comme le Mali ou le Sénégal. Non, vous vous trompez largement. alors pour
une double raison man à mon avis d'abord pour une raison philosophique mooy li ma doon expliquer sànq par rapport ak ñooñu lan mooy seen position par rapport au courant soufi te Sénégal ñu xam ne ñun on a un islam soufi moo waral islam la boo xamante ne li muy tàggat ci nit mooy oyof mbaax mën a dëkk ak moromam mën a saafant en réalité pour aller beaucoup plus loin si aujourd'hui on a la chance d'avoir une nation au Sénégal parce que on parle d'état-nation les juristes xam nañ li may wax on peut avoir un état sans avoir une nation si on a la chance d'avoir une nation tey c'est parce que ces hommes-là justement issus de la famille soufi te ñuy kilifa yu mag yi nekk Sénégal c'est parce que ils ont joué un super grand rôle te ñu ngi koy joué ba bés ni ki tey ñoom ñoo ñu jël dajale ñu ñun ñëpp venant de différents horizons ëmb ñu ci benn ulet mooy uletu taalibe yar ñu ci mbaax ci ngëneel et cetera ba tey cette cohésion là que l'on voit tey au Sénégal déjà pour enjeu boobu bëgg nañu loolu ñu xeex loolu alors naka nga koy xeexee pour mu jugee fi mais il faut nga dingat référence yi ba pare loolu benn la alors c'est quoi le but derrière c'est de non seulement gagner du terrain par rapport ak ñoom seen pensée philosophique mu gën a occuper l'espace musulman pour ñu dem ba jàpp ni peut-être sax loolu mooy islam benn donc il y a un enjeu religieux bi nekk ci biir mais il y a aussi un enjeu économico-sécuritaire derrière parce que tey ñëpp xam nañ ni des pays comme la France mais daanaka ils ont perdu la mainmise en Afrique de l'Ouest donc si tey parce que ñëpp xam nañ ni tey terroristes yi sévir au Mali Ukraine bokk na ci dëkk yi leen di jàppale ci ginnaaw Ukraine xam nañ ni ses premiers alliés la France ci la bokk donc la France pour ne pas être au devant de la scène mën na mbuboo dëkk yu mel ni Ukraine ngir mën a continuer di yëngal tey sous région bi parce que xam na ni y a des leaders affirmés yu fi nekk yoo xam ne lijjanti watuñu France gëmatuñu ko et que dañoo bëgg samp une certaine souveraineté doxee ko jëfee ko eh bien la France mën na làqatoo Ukraine pour continuer di yëngal la sous-région pour qu'on se dise à un certain moment ah mais gars yi tar na lool mais il faut qu'on fasse appel à la France lu dul mës a am d'ailleurs j'espère alors dëkk bu ci mel ni Sénégal non seulement pour nga pénétrer ko avec ce courant philosophique là dina xaw a métti par rapport ak li ma expliqué sànq ci type de ñun islam bi ñuy dund donc boo bëggee dugg foofu noonu yëngal fa ba pare am ci adhésion une certaine partie de la population mais bro da ngay daaneel les mythes d'abord alors mënoo tenir ce discours là au Sénégal ndax boo ko fi teniree yat yi dal la ni ñuy def ben si tu as un pays propice comme la Gambie mais tu peux faire ce travail là-bas tu le fais là-bas parce que si tu réussis ce travail-là en Gambie mais Gambie loo fa xas ba am ko boo bëggee mu répercuter au Sénégal ça se fait parce que il ne s'agit pas d'un pays simplement limitrophe mais c'est un pays qui est à l'intérieur même du Sénégal donc loolu maa ngi ciy attirer attention suñu autorités yi bu baax a baax di ci attirer attention wu ñi nga xamante ne mooy li ëpp ci Sénégalais yi te ñu bokk ci këru diine yi këru ëxlu tasawuf yi nit ñi tamit nañ gën a góorgóorlu ci xam lan moo sabab seen ànd ak kilifa yi ci lan la aju lan moo ko yooyu yëpp dafa mat a lijjanti parce que da lay permettre nga gën a mën a protéger wu par rapport ak li ngay gis muy dox ci àddina yëpp te finalité bi lenn rek la mooy rikki la tey ci sa ngëm-ngëm ak sa pas-pas donc gars yi nañ comprendre que ni au-delà même de l'enjeu religieux bi nga xamante ne tey ces wahhabites là dañoo bëgg imposer ñoom seen courant philosophique il y a aussi cet enjeu là sécuritaire bu ñu mënul pénétrer Sénégal parce que ils savent que ni on a une cohésion très forte mais bu ñu mënee infiltrer jaaree ko ci dëkk bu mel ni Gambie parce que ils peuvent manipuler les gens par rapport ak seen ngëm-ngëm wala seen gis-gis ci diine parce que bu waa ji ne Serigne Touba daa woote pour ñu màggal ko wa il est de très mauvaises intentions te man loolu laa gëm ndax àddina bi ñëpp catholiques yi sax xam nañ ni Serigne Touba wootewul pour ñu màggal ko dafa ne képp ki nga xam ne sama mbégte moo di sa mbégte kaay santalal ma yàlla ci bés bi ñii nag seen mbégte bu Serigne Touba du seen mbégte te mbégte Serigne Touba mooy mbégte yonent bi moo di mbégte yàlla kon ma yemaleegum foofu rek di wax sénégalais nañu bàyyi xel bu baax xeetu mbindeef yi ay iblis lañu mooy naafeq yi mbuboo islam ngir màbbuloo islam waaye nag seen pexe moom échec na bu yàgg kon di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jaajëfal ci bàyyi xel bi ngeen ñuy bàyyi xel di sàkku ci yéen ngeen abonné ñuy mën di gën a diisoo di mën di gën a yaatal ci pas mal de sujets di sant ñëpp bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf